asalaamaaleykum téléspectateur ak téléspectatrice télé askan wi di Yegle TV dal leen ak jàmm seen émission bi di invité du jour tey ñu am invité bu mag di maître Ousmane Seye moom nag avocat de l'État la en même temps membre conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar maître ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay. waaw maître tey ñu ñëw fii fekk la sa bureau donc lu ñuy wax rek moom mooy comme actualité oblige. cas Khalifa Sall procès Khalifa Sall ndax ñëpp ñu ngi ciy wax ñun boo xoolee depuis suñu début procès bi ñun Yegle ñi ngi wax ni Khalifa ci luñ koy tuumal ci wàllu détournement bi ñu koy tuumal dinañ ko teg daan lu toll ci juróomi at léegi yow looy wax ci loolu da ngay dëggal Yegle li ma waxoon am déet. waaw xëy na yéen da ngeen am gis-gis boo xam ne weesu na man suma gis-gis. ak gis-gisu ñu bëri parce que nit bu ñu koy attee dafay am li ñuy wax présomption d'innocence maanaam avant ñu atte kenn mënul tëb ne li ñu koy topp moo ko def boo xoolee loolu même cour de justice bu CEDEAO rappelé na ko ci arrêt bi nee na procureur de la République lu muy def conférence de presse dafa ne mbirum Khalifa Sall lu yomb la du mbirum politique mbirum fop la fop lu day ne 1,8 milliard la ci caisse d'avance sur la base de faux documents donc procureur dafa lu dul xëy na sax rappeler les faits mais cour bi dafa considérer ne wax jooju dafa mel ne dañoo atte Khalifa Sall ba pare ba mel ne liñ ko doon tuumal moo ko def moo tax même journaliste bu fekkee ne nit ñu ngi koy topp ca atteeguñ ko amul droit wax ni diw dinañ ko tëj daal. mais léegi mën na xool bu fekkoon ne yéen a ko mbiri ni muy doxee. xalaat waaw ba tey bu ngeen ko xalaatee waru leen ko bind. bu ngeen ko bindee def ngeen lu ñuy wax violation présomption d'innocence moo tax may wax toujours ne journaliste yi surtout ci matière yoon war nañuy dem. di ko jàng bu baax di ci def stage pratique ba xam ki ñuy ne xam ne tribunal ak cour d'appel du benn cour d'appel ak cour de cassation du benn procureur bokkul ak juge d'instruction bokkul ak juge bi àtte am na lu bëri yoo xam ne buñ koy wax da ngay xam yow mi xam droit da ngay xam ne des na. loolu ngeen wax nag xëy na journaliste tey mën nga. par exemple fi nga nekk sa rédaction ngeen toog seen biir même bu jibul ci biti ngeen toog wax ni lii ñu gis nii ak li ñu jàngat nii kat fii la jam waaw xëy na yéen évidemment li nga xam ne moom la ñuy toppee nit bu dee détournement de deniers publics la bu fekkee ne li ñu koy jiiñ moo ko def bu ko tribunal atte te fekk avant ñu atte ko cautionné wu tribunal mënul wàcc juróomi at xëy na foofu ngeen tënku woon tribunal mënul wàcc juróomi at mais fi nga xam ne foofu ngeen juumee mooy bu ngeen tënkoo ci loolu tamit fi lekk nit ki àtte wuñ ko mënuñu wax ne dañ koy tëj surtout nga di ko bind en tant que journaliste. non dañ ko waxtaanee ñun. waaw dañ ko waxtaanee suñu biir suñu cadre. bu fekkee ne bindu leen ko daal. dañ ko waxtaanee suñu biir muy li nga xam ne mais bu fekkee ne bind ngeen ko. dañ ko waxtaanee suñu biir avant ñu àtte ko. déedéet loolu yoon da koy def. déedéet dañ ko waxtaanee suñu biir. soi-disant ni li ñu gis nii luy déroulé nii ak fee yi ak fi ñu basé wu ak li ñu wax ci droit donc kii bu ñu tegee lépp donc 5 ans dina ko am. waaw kooku xëy na ci ni procès bi ak ni ñu liiree li nga xam ne moom lañ koy jiiñ la détournement de deniers publics la faux usage de faux escroquerie portant sur des deniers publics loolu bu fekkee ne atte nañ la ba juge bi ne loolu yaa ko def mënula tëj lu weesu juróomi at parce que juróom la ba fukki at en général juge yi fii bu lay tëj ci loolu juróomi at lañ lay tëj mais mun nañ dem ba fukki at kon xëy na yéen da ngeen am xelu bu ëpp xelu nit moo tax ngeen wax ko. waaw met ba tey nangu nañ ko léegi bu ñu ñëwee ba tey des ci procès Khalifa Sall bi ndax gis nañ fi Khalifa tegoon na fi caution bi ñu bañ ko léegi lu waral loolu est-ce que mën nga expliquer sénégalais yi ñu mu leer seen bopp ak ñu xam lu waraloon caution bi Khalifa teg ñu bañ ko. waaw xam nga kooku
juge d'instruction bi daf ko bañ te ba mu demee ñuy jooytu cour CEDEAO waxaat nañ ko fa cour CEDEAO jox dëgg juge d'instruction bu Sénégal ne juge d'instruction bañ ba mu bañoon caution boobu ci yoon la ko teg ndax ñun suñu législation suñu yoon suñu code pénal dafa ne buñ lay topp détournement de deniers publics boo bëggee cautionner xaalis ngay cautionner des espèces trébuchantes et sonnantes dafa article 134 dafa ne espèce xam nga espèce ci tubaab mooy xànjar mooy xaalis xobet te je crois que ay avocat Khalifa Sall cautionné woon xaalis ay kër lañ doon cautionné te kër yooyu sax du titre foncier xam nga kër. mais kër bi ñu ko jaay xaalis lay joxe. waaw mais dafay tax nga mën dafay fekk nga mën kaa jaay parce que baay kenn mënu ko jaay baay état bee ko moom luyee la ko mais topp di la topp nag ne da nga lekk sama xaalis détournement de deniers publics nga jël loolu nga xam ne état moo ko moom nga ne ko dama la koy cautionné xam nga loolu xel mënu ko nangu. waaw mais loolu état ni mu mënee moom yow lu état moom par exemple man état moom dara ma ñëw ne maa ko moom. waaw xam nga suuf dafa am ay façon daa am suuf soo xam ne titre foncier la yow yaa ko sa bopp état mun na am suufam moo ko moom ba pare luyee la ko pendant téeméeri at 99 ans moom la ñu tuddee bàyyi emphytéotique nga jël tabax dëkk boo dee say njaboot doon la mais toujours droit au bail la moo ko état moo ko moom. kon saa yu ko état soxlaa rek mën na ko jël. waaw bàyyi la luyee la nga mën na sa kër nga luyee ko yooyu la doon cautionné état bi ne ko man mënu ma la topp ne da nga luubal sama alal ba pare nga jël sama alal di ma ko garanti juridiction bi loolu la ko wax procureur bi nañ lii duñ ko nangu parce que mun nañ la ci topp sax parce que alalu réew mi nga bëggaat jël cautionné waat ko looloo tax ñu rejeté caution boobu mais bu ne woon xaalis 1,8 milliard ñoo xam ne xobet la wala muy sax chèque certifié mais bu boobaa ñu nangu ko mais dafa ca li ma lay wax ni cour de justice de la CEDEAO daf ko dëggal ci arrêt bi mu rendre le 29 juin boobu ñu arrêt bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane nii te duñ ci wax di ci am dëgg maanaam question boobu nga posé nañ ko cour de justice de la CEDEAO daal di ne ñun dañ ñu bañal caution bu ñu waroon def parce que simplement bëgguñu woon ñu génn cour de CEDEAO de lu ngeen cautionné woon ñu ne ay kayitu kër yoo xam ne droit à bail la cour CEDEAO ne leen loolu méngawul ak li code pénal wax Sénégal dafa ne bu ñu la jàppee di la topp détournement de deniers publics boo bëggee cautionné xaalis xobet ngay cautionné te li ngeen cautionné du xaalis donc Sénégal juge bi wax na dëgg voilà loolu leer na. waaw ba tey si CEDEAO la ñuy des pour wax ci wàllu immunité parlementaire bu maire bi Khalifa Sall ndax yow ànd nga ci li CEDEAO tranché ci foofu. waaw xam nga bi ñuy lever immunité parlementaire tey boo déggee Sénégal coow li ko lëmbee mooy wéy député Khalifa Sall procédure bi ñu def ba summi ko summi caslaayam mooy immunité parlementaire jaarul ci yoon ñëpp la ñu bëri loolu la ñuy wax mais du dëgg loolu tamit yóbbu nañ ko layo ji ko cour de justice de la CEDEAO xam nga lu leen cour de CEDEAO wax d'abord immunité parlementaire du juge moo koy lever daf koy ñaan assemblée moo koy lever CEDEAO na leen assemblée nationale commission boobu mu tegoon ad hoc procédure bi mu def pour simmi immunité parlementaire Khalifa Sall ci yoon rek la ko teg parce que nee na commission bi constaté nañ ko constitué nañ ko nañ ko waree constitué ci l'article 51 bu règlement intérieur bu constitution bu Sénégal la mu wax topp nañ ko à la lettre noonu nañ ko constitué commission bi ñëw na ne dafay déglu Khalifa Sall bind ko lettre Khalifa jot ko ne ko waaw jot naa lettre bi mais waxu leen ban heure ak ban date ngeen may entendre ñu dellusiwaat bindaat ko lettre ne ko tel jour tel date dinañ ñëw fii ba ci maison d'arrêt bu Rebeuss fi nga nekk ñu déglu la Khalifa Sall ne leen man du ma nangu ngeen déglu ma tant que libéré wu leen ma tant que bàyyiwu leen ma en liberté du ma nangu ngeen déglu ma. loolu la wax waa CEDEAO. loolu la wax commission ad hoc mooy député yi ñëwoon déedéet bu assemblée nationale bu Sénégal commission ad hoc boobu yoon moom la wax ñoo koy déglu bu ñu ko dégloo ba pare def rapport bu ñu ko defee rapport yóbbu ko assemblée nationale bu boobaa Khalifa
mun na défendre wala mu ut beneen député bu ko défendre mais commission bi ñëwee pour entendre ko dafa ne man du ma nangu ngeen entendre ma tant que bàyyiwu leen ma en tant que juge bi bàyyi ma nekk liberté te xamul ne commission boobu mun na la entendre nga nekk sous mandat de dépôt mun na la entendre fa nga nekk muy maison d'arrêt munoon na ko convoquer assemblée nationale mu ànd ak ay garde pénitentiaire mu entendre ko munoon na ko convoquer fu ko neex pour entendre ko parce que article bi ñu invoqué muy article 51 mosul wax ne buñ jàppee député boo xam ne dafa ne ci kaso bi buñ koy entendre dañ ko war a bàyyi d'abord pour entendre ko mosu ko wax dafa ne buy lay entendre yow député ak foo munti ne ci kaso wala nga am liberté commission bi dina ñëw entendre def rapport bu defee rapport yóbbu assemblée bu boobaa am nga droit ñëw sa bopp wala nga ut beneen député mu ñëw défendre. mais moom lu mu wax noonu après moom commission ad hoc boobu nuñ ko jàngatee ak liñ ci wax. commission ad hoc bi dafa def PV de carence après dafa ne man de ñëw naa fekk si naa Khalifa Sall maison d'arrêt pour entendre ko mais moom bañ nañu entendre ko parce que nee na balaa ñu koy entendre foo ñu bakku loolu nag man dépassé na samay pouvoir donc dañ koy constater bu indi huissier ñu constaté ko bu jëbal ko assemblée nationale statué ci député yi ñëw ne koo xam ne moom waxut nanguwul défendre nanguwul wax lay ci kanami commission bi loolu poser question bu boobaa ñun ànd nañ pour dindi cëslaayam dindi lever immunité parlementaire am ba mu demee daal di yóbbu loolu cour de justice de la CEDEAO di ko jooytu cour de justice de la CEDEAO dafa jox dëgg assemblée nationale ak commission bi loolu mu ngi ci arrêt 29 juin ba cour de justice de la CEDEAO. waaw ba tey ci arrêt bi la ñuy des ndax coow li bëri na lool. te tey coow li moom bu bëree rek dëgg réer. bëri loolu la léegi ñu bëggoon comme ñun yëgle wax dëgg yàlla bëgg nañu lu ñu def lu ne askan wi gis ci boppam mu leeral xel yi nga xamante ne lëndëmoon na ci arrêt CEDEAO bi ndax boobu benn ñu ngi suivre procès ñu ngi dem tribunal même avocat Khalifa Sall yi ñu ngi wax ne Sénégal CEDEAO tranché na jox Khalifa li nga xamante ne moom mooy victoire maanaam jox ko dëgg ci li nga xamante ne wax na ko lépp moo xam procédure bi ni mu demee ak ci liñ ko téye waaye ba tey Sénégal nanguwuñu respecté arrêt CEDEAO yow lay wax ci loolu. du dëgg ba ñu demee CEDEAO fukki joytu ak juróom-ñett lañ fa yóbbu 18 demande CEDEAO dàq fukki joytu ak ñeent 14 yi constaté ñeent cas de violation des droits de l'homme maanaam li ma la wax ci levée immunité parlementaire bi joytu nañ ko fa CEDEAO na leen amu leen dëgg Assemblée nationale bu Sénégal moo am dëgg affaire caution bi ne dañoo bañ ñu cautionné parce que dañoo bëgg bàyyi ci kaso bi CEDEAO ne leen waxu leen amu leen dëgg juge ba la mu leen wax mooy dëgg ñu ne droit de vote ak droit de battre campagne parce que Khalifa Sall candidat la woon ñu xañ ko mu wote xañ ko mu débattre campagne kooku violation de ses droits politiques CEDEAO ne leen pour droit politique Khalifa Sall kenn violé ko code électoral waxul fenn naka ku ñu jàpp bu bëgg nekk candidat député naka lay voté ak naka lay battre campagne kooku prévoiruñ ko fenn ci code électoral donc Khalifa Sall mënutoon dem voté mënutoon battre campagne donc loolu état Sénégal wax na dëgg justice Sénégal wax na dëgg ñu ne égalité des citoyens devant la loi et la justice dañ ko violé ndax ni ñu traité percepteurs yi comptable public yooyu ak ni ñu traité Khalifa Sall du benn parce que ñooñu dañ leen def contrôle judiciaire yàpp defu leen mandat de dépôt détention provisoire ba pare ñu téye Khalifa Sall loolu jaarul yoon pour CEDEAO wane leen loolu ndax sax moo jaar yoon parce que juge bi du rek daf leen jàppandoor yéen ñëpp que ngeen war a am benn traitement bu leen jàppee ba pare day xool ku ne la nga def en fonction ku ne la nga def ci lay jox traitement bi nga xam ne ci la yoon di tëdd ñee nga xam ne ay comptable public nga xam ne li yoon li mu teg ci seen ndodd mooy bu ñuy génnee xaalis dañ leen wan ay këyit rek ñu xool contrôle boobu formel de la régularité des pièces comptables loolu ca lañ yem mais ndax loolu la lañ bind faux la wala du faux seen yoon nekku il se trouve que loolu ñu bindoon ay faux la mais comptable bi du moom mooy vérifier ndax faux la du faux donc bokku leen atte moo tax mu mayoon leen bàyyam digg dugg ñii nag nga xam ne xam nañ xel na loolu faux la woon ay fausse facture ay faux bon ay naan da ceeb am na ci mosuñ commandé ceeb diwlin mosuñ ko commandé
di encaissé 30 millions mu ne loolu nag bokk leen atte ak ñii dama leen di téye ba atte leen loolu cour de CEDEAO mën na ko wax. waaw maître procès bi ba tey xam nga renvoi mi ngi am donc bu ma suivre li nga wax depuis début ba nii ça veut dire que Khalifa moom dina dellu 5 ans yi dina ko tëdd. ah déet bu ma posé question boobu waxoon naa la ko ci njëlbeen loolu mu ma ci wax Khalifa dafa am jusqu'à présent bien que condamné nañ ko comme dafa def appel mu ngi jouir de la présomption d'innocence man avocat laa du ma atte damay layoo léegi nag ñëw na ci cour d'appel mooy xool lañ fay lay ndax dafay wéyal condamnation bi wala daf koy bàyyi. mais yow en tant que avocat ak li nga gis yow est-ce que xalaat nga ni Khalifa mën na bénéficier liberté. waaw la ma gis daal comme procès bi mu ngi en cours te man léegi dama cee bokk di layoo may ma rek la may layoo ma solee sama robe taxaw ci cour d'appel ma wax ko fa foofu lay ëppee maanaam mais du ma layoo ci média yeeg télévision yooyu. loolu leer na donc ñu ñëw ci procès bi parce que yaa ngi soulever benn point bi nga xamante ne am na solo ndax bëri na ñi koy wax ñi ànd ak Khalifa Sall dina bokk ci jongante 2019 yi incha allah te gis nañu ni li des ci 2019 pour ñu yegg si bëreetul ay weer a des donc ce qui veut dire que bu ma la dégloo bu baax Khalifa mën na nekk candidat bien étant bu dee dinañ ko delloo waaw Khalifa actuellement bu doon élection yi tey la suba la da ciy bokk c'est-à-dire ko mun na ci bokk ëllëg mun na cee bañ a bokk ça dépend bu fekkee ne ci biir procès bi bàyyi nañ ko da ciy bokk buñ ko bàyyiwul bu fekkee ne tëj nañ ko lu yées juróomi at da ciy bokk mais bu fekkee dañ ko tëj nag pour détournement de deniers publics wala faux usage de faux escroquerie bu doon benn weer la sax dootul bokkati ci élection bu fekkee ne c'est définitif. te moom ci loolu lañ koy topp. waaw bu fekkee ne yàlla tëj nañ ko ñaanalu ma ko d'ailleurs cour d'appel ñu demaat cour de cassation ñu wéyal tëj bi ca boobu dépôt candidature yi jotagul Khalifa mënul nekk candidat loolu la yoon wax. boobu leer na nag loolu boobu. lii sama sëriñ ma doon wax rek yàlla rek xam. waaw met gis nañu ni tam fës nga ci wàllu taxaw défendre ak yelleef doomu aadama est-ce que tey mën nañ la wax yow ndax mën nga wax nit ñi loo xalaat ci justice bu Sénégal ndax am nga satisfaction ci seen doxalin seen taxawaay boobu nag dama bëgg nga jël sa temps nga tontu ma ci parce que comme ni ma koy waxee. waxuma Sénégal waaye monde bi yëpp ñu ngi déglu ci loolu. waaw xam nga xeex ak yelleefu doomu adama dama comme tàmp ñu bëri ngi wax tey fii ci affaire droit de l'homme soit fa ñuy waxee maa leen fa dugal te ñoom ñëpp maa leen ci jiitu jàngale naa ko jëf naa ci nekk naa membre vice-président organisation nationale des droits de l'homme nga xam ne mooy organisation bi njëkk a xeex ak yelleef doomu adama fii ci Sénégal Mame Bassine jiite woon ko ñu créé ko en 1987 ma nekk stagiaire ci cabinet donc doonoon naa ci vice-président comité sénégalais des droits de l'homme bii tey bi ko Youssou Ndiaye jiitoo man avocat yi maa leen fa représenté woon ba may dem Genève ak fu nekk boobu xale avocat bu ndaw laa di xeexal Sénégal ci droit de l'homme am na fi tey ñu bëri ñoo xam ne tey ay journaliste lañ ay homme politique lañ di ko lal ci ñoom Mame Less Dia ba ci ñoom Abdou Latif Coulibaly ba ci ku mel ne Madiambal Diagne ñooñu dama taxaw xeexal leen en tant qu'avocat xeexal ku mel ne Talla Sylla dañ ko jamee dóoree martu yi avocat la ay journalistes yu bëri ay hommes politiques yu bëri dama doonee avocat gën a ndaw lii man maa doon taxaw fii leen di xeexal mun naa wax ne man fi démocratie àgg ci Sénégal ci ñi ko fa àggal ci laa bokk te boobu daaw ma def politique ak yelleefi doomi adama rek moo ma ñoroon te moo ma ñor ba léegi te su ma liggéey avocat bii rek ba ñor te ku ma xam ci nga ma xamee lu ci delloo ko da daf ci delloo ko yàlla ka def damay def politique ak léegi matul fukki at man avocat pire la boo demee laaj avocat yi ñi nga xam ne xam nañ ma ca maanu nañ
ci avocat la ñoom tamit nañ la ne maître Ousmane Seye nii avocat pire moo ko fayee lu ma am moo ma ko may man mosuñu ma may kër ci politique mosuñu ma ci may oto mosuñu ma ci may xaalis takkuma ci jabar ngeen teew ko ci sama xaalis mooy dem ci politique lépp lu ma am maa ngi koy gërëmee yàlla yonent bi samay waajur ak sama fauteuil bii ma toog kenn neewu ma ci mardi kon neewu ma ci mercredi maa ko ñaq avocat la alors nga laaj ma ci justice Sénégal mais justice Sénégal bu indépendant wul kon àddina Sénégal tukki kenn waru ko ñaan yàlla. ndax yow bëgg nga ci seen taxawaay seen liggéey ak lépp li ñuy def. xam nga avocat amul jikko du bëgg bu client yi bëggee mu bëgg bu client meree mu mer parce que ñun client yi lañ fa nekk luñ fi suñu bopp. donc bu comme laaj gam ndax bëgg naa ci justice Sénégal wala déet dama ne dama laaj suma client yi am na ñoo xam ne bëgg nañ am na ñoo xam ne bëggul mais ñàkk bëgg du tax nga xalab ne tey rek man avocat laa sama client ñàkk na justice bi baaxul dañ ko dafa corrompu extra démb rek bi ñu bàyyee imam Ndaw maa ngi dégg ay nit yuy wax ci rajo yi ak ci télévision yi naan vraiment nañ booy xalab ñuy xalab justice Sénégal koo xam nga dem nga rek ñàkk daal di ne justice bi indépendant ku gagné rek daal di ne justice bi c'est indépendant c'est indépendant loolu dañ ko war a baax gis nga àtte bu juge bi àtte xam nga àtte ni muy doxee xala rek waa niir noonu lay doxee noonu lay doxee ba faw boo demee tribunal ñaar la fay dem wala ñett ñii ñooy gagné ñi perte boo amee kañ gagné rek am na ko perte bu fekkee nag à chaque fois nga gagné nga tàccu boo perte na justice bi baaxul saa nga magistrat yi mais magistrat yi mais ay nit lañ comme ñun am ay doom am yaay am baay jàng da leen war a ormal ñi leen di saaga xëy na bu ñu nekkoon seen place il serait pire ñi leen di saaga ñu ngi def loo xam ne soo ko xamoon tey teg sa loxo ci sa avocat lañ lu nekk lay xam ci réew mi am na fi tey ay hommes politiques yoo xam ne tey jox leen ay postes de responsabilité ci réew mi da leen fa jëlee ay ger seen doo xale ci réew mi am na ñoo xam ne jox leen ay responsabilité ci réew mi ñu lekk suñu alal ñu jàpp leen ak ñu ñàkk leen jàpp yëpp am na fii xam nañ fi ku ne ku fi taxaw di wax xam nañ la ñooñu am na ci ñoo xam ne amuñ benn leçon boo xam ne war nañ taxaw di ko wax jëmale ko ci ay magistrat naan da ngeen dëggat dañ leen gëm te kenn nag mosul la ci prouver li muy wax am na benn magistrat boo xam ne démissionné na fi moom taxaw na ci émission boo xam ne man ci laa bokk mu ne moom bi mu nekkee avocat général wala magistrat mosul jot benn instruction pour ñu ne ko doxaleen ñu war a doxalee. est-ce que parfois du ragal xam nga comme lu ñuy ne. mais boo ragalee nag wax dëgg yàlla nag bu ko tekki nag. non xam nga parfois comme. ku gëm yàlla daal du ragal. xam nga tey man yow xëy na di nga wax man fit laa am xam nga ndax la. jullit pire laa boo xoolee sama bureau bi xam ne man jullit laa foofu xool di nga xam ne man murit laa di nga xam ne taalibi Sëriñ Saliou laa di nga xam ne gëm naa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nga xam ne alxuraan damay aar doomi aadama mënu ma aar seytaane du ma aar alxuraan may aar ci alxuraan moom mun seytaane ci dama ko gëm donc jarul may ragal ku ragal nag sa affaire la ba def lu warul def sa affaire la da neewuma ne ci biir justice amul ñoo xam ne dañuy def lu dul noonu am na mais warul maasale justice bi yëpp bokk rek daal di daale leen xalab ay dafa nekk comme ñun ci biir journaliste yi mais am na ci ñoo xam ne dañuy def lu dul doon ci biir inspecteur des impôts mbaykat yi nappkat yi mais kooku ci jikko la dañ la yaree ak na nga mel la am na fu ne mais nag booy juger ensemble bi corps de la magistrature man dama ko respecté dama ko naw corps des fonctionnaires dama leen respecté dama leen naw les institutions de l'État dama leen respect dama leen naw am na ñoo xam ne dañuy toog fii di xalab de ñu nekk ci institution yi bés boo leen ooyeen fal leen ñu daw ba fat def nag lu pire la ñuy dénoncé mais bokk ba ci rek dama koy xalab lu Seydou Seck doon wax bokk ba ci rek
dama ciy sotti suuf baaxul. gaal gi ñoo ko bokk nañ joow rek mu teer fu baax bu suuxee rek ñëpp suux. Maître Seye noo gisee tey sa rapport ak maître Abdoulaye Wade ak tam ndax yow am nga mbégte ci taxawaayu maître Abdoulaye Wade fu mu toll. mais man musuma am problème ak maître Abdoulaye Wade man maître Abdoulaye Wade dama koy gërëm su ma ko deful doon baadoo la. tax nga koy te man du ma baadoo la ragaluma tiituma gor piir la du ma ñaan kenn du ma sukkal kenn ku dul yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba ak sëñ Saliou Mbacké kooku ku ma xam-xam nga ko mais Abdoulaye Wade dafa ñëw fekk avocat yi nekk fi man du ma politique xam ñu ma mag dàq ma fee jàng gënu ma fee kii mu xëcc ma jël ma def ma avocat de l'État pendant 12 ans mu nekk ci réew mi ma nekk ci réew mi mosul am xaar ma yàlla mosuma wax lu ma naqari mosuma def lu ma naqari te man tamit yaakaar naa ne mosuma wax lu ma naqari mosuma def lu ko naqari président de la république nag comme tous les présidents de la république dans le monde entier di nga def lu baax di nga def loo xam ne dañ koy xalam en tout cas man liggéey naa ak Abdoulaye Wade te li ma liggéey ak moom je suis fier de le faire pour le pays avec Abdoulaye Wade je suis fier j'étais fier d'être avec Abdoulaye Wade je ne regrette rien du tout li ma nekkoon avocat de l'État di ko liggéeyal di ko jàppale man dama ko ci naw ci sama bopp mais bu demee nag ba réew mi ne léegi fi nga yem kooku réew mee ko décidé kii ñëwaat ci réew mi di président Macky Sall mii dama yàgg liggéey ak moom muy liggéey Abdoulaye Wade man may liggéey ak Abdoulaye Wade mu gis ma ci naw ma ci man tamit ma naw ko ci li mu doon liggéeyal Abdoulaye Wade yàlla def mu remplacer Abdoulaye Wade mosuma am ak moom benn problème au contraire sama xarit la ma nekk avocat yi aussi am na dossier yoo xam ne dama ko ci défendre ba taalibe Mamoul Niass yi demee Fatick bugg taal këram sànni fa yu bon ñu jàpp ci ay taalibe man loo dama demal nga défendre ma Fatick boobu c'était en 2006 2007. ci Macky dinañ si ñëw mais est-ce que yow tey bëgg nga ci comportement Abdoulaye Wade. non président Abdoulaye Wade effectivement ba mu bëggee wax dëgg déclaration bi mu def bu yàggu rek ne bu Karim Wade nekkul candidat dina taal réew dina lakk liste électorale kooku man mënuma ca d'accord dama ko condamné fermement parce que moom dafa war a delloo njukkal Sénégal parce que Sénégal dañ bàyyi ñëpp fal ko Sénégal war na ko delloo njukkal même tamit war na delloo njukkal Sénégal amatul droit li mu def ci réew mi yëpp ak liñ ko naw ci réew mi yëpp muy wax yenn wax yooyu mu am yenn comportement c'est une responsabilité man nag kenn moomu ma ak lu ma nekk ak yow boo defee loo xam ne neexuma naa la wax ne neexuma loolu mu wax maa ngi koy ñaan mu baalu ak réew mi parce que waroo ko du cëram ak lu ma ko bëgg ak lu ma ko naw foofu juum na fa. tey ànd nga ak ki nga xamante ni moom mooy président bi di Macky Sall wax nga ko sax sànq si sa wax Maître Seye donc est-ce que mën nañ xam lu waxal après Abdoulaye Wade lu waxal nga tànn Macky Sall pour ànd ak moom liggéey ak moom. mais Macky Sall ba ma koy xam boobu mu ngi nekk ak Abdoulaye Wade boobu nekkul sax premier ministre ma di ko xam am ak moom relation yu rafet yu baax ba mu nekk premier ministre ma nekk avocat de l'État di liggéey ak moom pour réew mi dans l'intérêt du pays moom xam na ko donc man xaaruma 2012 ba mu jël réew mi moom xam na ko may soog a nekk ak moom wala ma soog ko xam wala ma di ko jàppale dama ko mas a jàppale avant 2012 am na ay militants yam tey yu nekk ak moom yu ko rejoindre man ba may xam Macky Sall président Macky Sall di liggéey ak moom xamu leen nee naa leen Sénégal commencé wul 2012 nee naa la 87 man militant des droits de l'homme la boobu maa ngi commencé di liggéeyal Sénégal nee naa ba ma nekkee lycée Gaston Berger maa ngi liggéey pour réew mi bi ma nekkee université maa ngi liggéey ci réew mi di bind ci presse bi boobu presse bi moo mel ni toon noonu rek boobu peut-être benn journal la fi amoon dama ci daan bind soleil bii dama ci daan bind boobu xale laa boobu étudiant laa boobu élève laa ñoo xamul rek mais man ñi ma xam
xam nañ sama taxawaay ba ma dee Ousmane Seye ba léegi ca du ma ko baax donc président Macky Sall dama ko xam bu yàgg mu xam ma bu yàgg jël réew mi ooma mooy def suma congrès parti moom dafa falu au mois de mars ma def sama congrès au mois de juillet moom moo ma oo ne ma dégg naa da ngay def sa congrès parti suba lu tax yëgaloo ma ko da ko dangaa amul jot yaa nga soog a nekk président de la république tey bi ma ooyee nii ci nga tuxu si palais de la justice palais de la république mais yaa ngi woon Mermoz mu ne ma day man damay dem suba Casamance dañ fay def conseil des ministres mais képp kuy militant APR dinaa ko ne suba mu ñëw sa congrès parti Moustapha Diakhaté la ma yónnee mu jiite délégation bu rëy ñoom Abdou Mbow yi ci lañu woon ñoom Mbaye Ndiaye ñii ci lañu woon ma def sama congrès sama parti première résolution bi ma def moo ne je suis dans la mouvance présidentielle mais boobu bokk ma woon Benno Bokk Yaakaar mais président de la République laa wax ne suñu parti boobu lay jàppale. waaw xam nga. élection ya ca topp ca 2012 j'ai battu campagne pour Benno Bokk Yaakaar pour ñu am majorité à l'Assemblée nationale campagne bu rëy référendum bi ma def ci campagne bu rëy def région yi def conférence fu ne pour le oui moi je suis un homme conséquent président Macky Sall boobu bu ma oowutoon sax ne man ca loolu laa ko tontu ka jàppale dinaa ko jàppale munu ma dem opposition mais moom dafa nekkoon PDS man may jàppale PDS bu nekk premier ministre Ablaye Wade man may jàppale Ablaye Wade jamono ji di dox ba mu tàggoog président Ablaye Wade mais tàggul ak man remplacer président Ablaye Wade man ma di ko xalam di ko xeex politique kay ki ngay xeex mooy ki nga bokk loolu gis-gis. kon yow ak président Macky Sall même gis-gis bi. ñoo bokk gis-gis libéral la may libéral avocat bi am laa woon mu nekk premier ministre ma di ko jàppale ci liggéeyam mu ne président de la République ma di ko jàppale ci li muy liggéey pourquoi may def opposition di sànni xeer ak di saaga koo xam ne jotal ak moom dara yenn bokk vision bugg réew mi bugg mu jëm kanam dama koy gën a jàppale waaw man sama bopp laa xam kenn moomu ma je suis un avocat, je suis indépendant kenn du mën a defal lii xoolal fee ku ci nekk yaa ngi def la neex waaye dañu def lu neex man lu ma neex lay def ak lii daal sama xel ànd ak président Macky Sall moo daal sama xel boobu lay def. Maître Seye est-ce que mën nañu xam tey sànq Benno Bokk Yaakaar laal nga ko ci sa biir waxtaan ndax mën nañu xam tey loo xalaat ci Benno Bokk Yaakaar. xam nga Benno Bokk Yaakaar man ba koy Macky Sall di def entre les deux tours man bokkuma ci woon. après laa def sama parti nekk allié bokk ci bokk Benno Bokk Yaakaar Macky jël ma yóbbu ma sax ma nekk maintenant membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar depuis juróomi at a ngi nii ak lu ko ëpp saa yu événement politique amee ñu ne Benno Bokk Yaakaar day tas mais fi ngay xamee ngoru président Macky Sall mooy ba ñu formé Benno Bokk Yaakaar ba léegi bloc ba ko formé woon mu ngi fi ba léegi tasut dans le monde amul benn coalition boo xam ne am na longévité bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar moom am na ko tey dem nañ tey te li ma la doon reproché ma leen doon wax toujours yéen Benno Bokk Yaakaar yéen tegu leen ko fenn da ngeen ànd nii rek di tañax mais tey dem nañ ba am une coalition politique ña fa nekk yëpp di ay leader ñoo bokk gis-gis ñoo bokk fu ñu jëm nangu Macky Sall jiite ñu di ñu xelal nag te nag muy président bu dal xel président de coalition boo xam ne ay xel yu rafet la am xam ne fi muy jëm xam ne li muy def ragalul tiitu parce que xam ne réew mee ko ñor mais kooku ku ko am da nga koy jàpp man su ma demoon gis benn bokkaar loo xam ne doyuma du ma fa taxaw mais daf ma bett sax la ma fa gis daf ma doy ba bett parce que ànd bi ñu ànd unité bi ñu ànd ak ouverture bi mu woote ci Benno Bokk Yaakaar ne man président Benno Bokk Yaakaar la mais man président Sénégal yëpp la képp koo xam ne yaakaar nga ne man li may def pour intérêt réew mi ñëwal ñu liggéey te li muy def dina ko waxtaan ak ñun ci dinañu déglu ci du def loo xam ne mukk safoon naa ak luñ ko wax waaw boo amee président bu mel noonu di jeune am ambition pour le Sénégal di liggéeykat parce que Sénégal liggéey moo koy développé waaw doo ko jàppale.
waaw loolu tontu si sénégalais yi wax ni Benno Bokk Yaakaar ñu fa nekk yëpp dañuy xaramal président Macky Sall. waaw xam nga bari yooyu méttiwu ma parce que ñu koy wax ñoom ñoo daan xalamal ñoo xam xalam ñooy xalam ñi ci bëri di ko wax essayé nañ leen fi de jox nañ leen nguur jox nañ leen ay pouvoir li ñuy kaas tey ne amul ci réew mi ñoom bañ lañ joxee nguur gi buñ ko liggéeyoon kon duñ ko kaas tey. mais am na ay sénégalais lambda yi nga xamante ne vraiment duñu ay leader politique te nekkuñu ci politique ñuy wax ni Benno Bokk Yaakaar boo xoolee ñu fa nekk yëpp ñoom Macky lu ko neex rek la ñuy wax lañ koy wax. lu ko neex lañuy def donc néewuñu fi pour défendre li nga xamante ne day jëmal askan wi kanam. waaw parce que xëy na ñoom bu ñu fa nekk noonu la ñuy def xam nga nit ki wax ju bon fa mu jóge la dëkk. Benno Bokk Yaakaar boo xoolee ña fa nekk ñu ci bëri ñu am fula lañ ñu am fayda lañ ñu am xam-xam lañ ci réew mi moo tax ñu nekk man nee naa la suma cabinet bii lu ma am moo ma ko may dew ma foofu pour ut xaalis dew ma foofu ut xam-xam dew ma foofu pour ut dara réew mi dong moo ma fa bàyyi te bëri naa fa ay morom am nañ xam-xam am nañ expérience bëgg nañ réew mi dinañ jël seen alal di ko def ci réew mi yu ci bëri man xam naa leen ñu ngi Benno Bokk Yaakaar ay homme politique lañ loolu moo leen fa baax. donc léeg-léeg est-ce que président dina ñëw ne leen idée bii laa am yéen Benno Bokk Yaakaar ngeen ne ko noonu lii baaxul wala lii doxul. mais ci lañ dëkk il se trouve que nag président Macky Sall aussi nit ku am idée yu rafet la raar na muy ñëw indi idée yoo xam ne wax dëgg yàlla dina doy waar ba nga xam ne suñu ko waxee dañuy teg su gémmiñ parce que aussi mais réew mee ko soxal lu baax ci réew mi rek lay xalaat ñun kay dañ koy enrichir rek mais du ñëw te ñu nañ suba nañ taal réew mi suba nañ lakk liste électorale kooku bu ñu ko waxee ñu ne ko nu ànduñ ci bu ñëwee Tuuba nañ yokk ceeb bi nañ yokk diwlin bi nañ yokk essence bi suñu ko waxee dañu ko président réew mi gars yi xaw nañ sonn trop loolu daal bu amee beneen solution moo ko gën mais moo daf ñuy wax nu ñuy def pour wàññi dund ki nu ñuy def pour courant bi daan coupé nga xam ne 90 heures la daan coupé ci année bi léegi 3 heures lay coupé loolu lay wax nu ñuy def gën a wàññi ba maîtriser énergie barki de moo njaay bi ñu tasee mu ngi wax énergie mixte nu ñuy def ba coupure dootul amati zéro coupure ci réew bi nga xam ne loolu mooy doxal koom-koom nu ñuy def ba yéege kilogramme le prix du kilogramme d'arachide nu ñuy def ba am autosuffisance alimentaire nu ñuy def formation nu ñuy def ba suñu jeunes yi am qualification professionnelle pour mun a liggéey premier ministre keroog bi ñu toogee ñaari fan économie numérique moom lay wax tey nu ñuy def ba Sénégal jàpp ci économie numérique ak li ñu mun a am ci création d'emploi avec di ngeen ko déggat léegi avant 2019 di ngeen gis liggéey yu tar ñu koy créer fii sur la base de l'économie numérique nit ñi ñooñu xalaat de Sénégal ma leen soxal na waaye leen gars yi wax rek lu leen neex xëy suba taal sa télé tubb sa kii añ ba suur wàcc di saaga di wax lu la neex mais Macky Sall ak ñi mu àndal ak ay dañuy liggéey dañuy xalaat luy jëmale réew mi kanam baykat bi nag buy jëmbat day njëmbat graine bi toog ay weer mu soog a sax mais lii fi président jëmbat ak ñi ko wër ak collaborateur bu ngeen toogee quelque at ci kanam di ngeen gis li muy sax li muy meññ cin bu naree neex bu baxee xeeñ pétrole baa ngi xeeñ gaz baa ngi xeeñ économie numérique baa ngi xeeñ yëpp a ngi xeeñ bu soobee yàlla Sénégal dina jëm kanam ak Macky Sall. incha allah ci ndox mi gis nañu ni jamono ji nit ñi sonn nañu te ndox mi boo xoolee problème bi du léegi avant koor gi ci yenn localité ñu yegg si koor ba jamono ji ñu joxe woon date boobu benn respect amu ci respecté wuñu ko léegi yéen Benno Bokk Yaakaar foo leen ci toll ndax da ngeen ciy waxtaanee ak noo leen ko gisee yow surtout yow koor bi ngay wax ba nga juddoo ba léegi déficit ndox bi mu ngi fi waa xëy na régime yi fi nekk yëpp kenn liggéeyu ci Dakar li ñuy naan xam nga fan lañ koy jëlee Lac de Guiers 300 kilomètres
ndox mi nga xam ne mooy l'eau potable moom la ñuy arrosé gàncax gi ñiy tabax moom la ñuy utiliser. waaw mais xam nga bu ñu. étage yi ngay def étage yi 10 étages 20 étages da nga koy gis ndox mi la ñuy xëcc muy dem ba foofu donc problème la fi président Macky Sall fekk ci affaire ndox mi. waaw mais met état continuité la. mu yow jël boo ñëwee décision fekk lii boo ñëwee fekk mag toll fii donc yow war nga mën a def li nga xamante ne askan wi mais jamono ji askan wi sonn nañu. citerne yi ñooy taxaw ci quartier yi di joxe ba ñu ngi wax fu mu toll nii dañu bëgg a def ay château d'eau biir Dakar. da nga may déglu dama ne loolu dañ koy fekk. déficit eau 50 000 mètres cubes mooy déficit Dakar. lac de Guiers donc moo daan joxe ndox. mais ñoom war nañu dépasser étape boobu. fu mu toll nii damay déglu da nga posé question da nga may déglu nag doo commentaire da ngay bàyyi émission bi. boo ko projeté ñu koy seetaan ñooy def commentaire. ñu ngi def forage ay Tassette. ñu ngi def forage ci yeneen dëkk yu bëri. parce que président Macky dafa ne. dootuma def taf yëngal ci affaire ndox mi comme ni ma nee dootuma def yëngal ci affaire énergie bi. am na ay secteur clé yoo xam ne dafa ne dañ structurellement lañ ko war a liggéey lu ci def taf yëngal bu ko neexoon mu def taf yëngal ndox mi ñëw bu demee ba ca kanam encore mu ne waat karaj mais dafa ne kii dinaa jël lu ëpp 300 milliards ma def ko ci ba nga xam ne comme ni ma def ci courant bi kenn dootu fi waxati waxu ndox fii ak mois de décembre incha allah kenn du fi waxati waxu ndox daf koy régler définitivement mais boobu avant boobu nag wax dëgg yàlla comme dafa am ay travaux yu ñuy def c'est normal que ndox mi manqué c'est normal que ngay jël siwo di as di sangu ba boobu mun leen ko rek ñaari weer. mais est-ce que bu tam jeexee jotul génn ngeen ci loolu. est-ce que ba pare jotul nag du yem foofu dina tax ba muy saytu affaire aménagement du territoire tabax yi ñuy tabax ni ku nekk fu la neex tabax étage bu la neex nga tabax fu la neex nga tabax daf ci jóg ndox mi ñuy jël di ko arroser gàncax gi da ciy jóg ndox mi nga xam ne dañ koy jël di ko yàq di ko pasar passer da ciy jóg gis nga réew boo ko bëggee defar il faut de la discipline foog nga nit ñi am discipline boo gisee Chine 1 milliard et quelque lañ dañuy lekk di naan di tëdd di liggéey lan la ma leen ko may mais discipline yar moo leen koy doo dëkk fu la neex titre foncier sax amu fa da ngay bay di lekk di exporter boo xëyee suba balaa ngaa def éducation physique bu sa at jotee nga def service militaire gis nga réew dafay objectif am discipline li ñuy def xam nga léegi fi yéen dañ foog ne Sénégal li ko yàq dañ ne démocratie lu la neex def lu la neex wax da ngay gis nit ngay dawal sa oto mu jaar sens interdit taseeg yow nga ne ko la def mu saagal dem xam ngeen ko boo bëggee gis visage yu Sénégal dugal ci circulation waaw mais loolu tant que ñu ngi koy def duñ man li may wax mooy comme ne nga président nee na du def taf yëngal dafay def li nga xamante ne après day nekk un problème résolu définitivement ñu gis ni boobu benn problème ba tey mi ngi perdurer est-ce que mooy ndox mi est-ce que tey cellule communication présidence wala ñi nga xamante ñoom ñoo ko wër waruñu woon def benn communication xamal askan wi clairement ni ndox mi perturbation dina am te dina yàgg parce que wax nañu joxoon nañu ay date te date yi ba tey respect amu ci. waaw xam nga date yi boo ko joxee toujours doo compter dina am ay aléas mais ñëpp premier ministre wax na ministre de l'Hydraulique wax na waa SONES wax nañ xanaa yéen a bëgg a dégg man tey wax na. man jox naa leen date fii ba décembre. waaw boobu leer na xam nga bu ñu nee population bi fii ba décembre perturbation fii ba décembre laa wax. waaw à partir de décembre. waxu ndox jeex. 2019 daal janvier. maa la wax loolu. nit ñi ñu fàtte affaire ndox comme ni ñu fàttee affaire mais tamit. 2019 année élection la ku la jox ndékki nga ndékki ba suur bu la nee di nga añ nga war ko gëm. ma ne ko 2019 bi année président élection bi muy jël nguur gi fii ak kuy kamat la fi fekk ci électricité weesu nañ ko muy énergie donc bu la nee naa régler problème ndox mi bu yeboo nga gëm ko bu la nee naa régler problème mbay bu yeboo nga gëm ko bu la nee naa régler problème càmm ji. waaw mais moom bi mu toogee ba léegi xanaa li ñu war a régler waroon na ko régler Sénégal instant yi ñu toll nii nag waroon nañu dépasser nag ay taxaw ci mbedd yi di jël si loolu la fi fekk di loolu la fi fekk di bu fekkoon yëpp réglé kay kon du réglé bu ngi ci yeneen
te loolu la fi fekk dafa jël nguur gi malheureusement fekk ndox bi réglé wuñ ko courant ngi xay kamaj élevage noonu autosuffisance alimentaire amul ci mbay mi engrais yu baax amul jiw bu baax amul loolu la fi fekk donc loolu lay liggéey pour mu réglé. yow tey boo doon xelal njiitu réew mi Macky Sall ci lan nga koy xelal. ñi koy xelal la bokk nag. ci lan nga koy xelal. parce que nag bul fàtte ne maa ngi au conseil des collectivités territoriales. waaw au conseil là. ci ñoom moom lañ koy xelal. ci affaire décentralisation aménagement du territoire. loolu sama domaine la fi mu nekk nii ci ñi ko ciy xelal ci la bokk au niveau du au conseil des collectivités territoriales. li ma koy xelal mooy fi mu jàpp noonu la. li ma koy gën a xelal rek mooy mu fexe ba réew mi gën a dal nit ñi gën a am discipline stabilité mooy dal discipline mooy nit ñi xam ne réew lii moo koy defar ñàkk jëriñu man murit la xam ne aussi yoon bi nga xam ne moom la tracé noonu la nay dem na liggéey bu mu uyu te yàlla def na sax du ko def ñi xalab na uyu ñi ko tàllal loxo ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom di diisoo ak ñoom di diisoo ak askan wi parce que lenn moom am na askan wi mooy fal mooy folli même boo amee parti politique na ngay déglu askan wi di jëf ngir askan wi parce que ëllëg ñooy fal ñooy folli parti politique falatul kenn folliwul kenn ca bu ñuy tànn ci ñoo xam ne ñoom lañ war a jox ndombo tànk pour ñu liggéey ci réew mi nañ tànn ñoo xam ne mat nañ ko mën nañ ko xam nañ ko waaw réew moom xam-xam moo koy yore ak engagement ak volonté loolu moom bu ci jaaree réew mi dina naat te du am problème incha allah. est-ce que xalaat nga ni Macky Sall dina jàll premier tour président. dina jàll premier tour. man de yaakaar naa ne président Macky Sall. li mu liggéey ci réew. courant bi mu fi fekk. liggéey na ko. amatul xoy kabaj. agriculture bi tracteur yi mu dugal ci réew mi 2000 tracteurs ak semence ak suuf si mu jox baykat yi ak ni mu valoriser baykat bi ak ni mu valoriser prix au kilogramme de l'arachide vallée bii nga gis ni mu fexee ba jigéen ñee góor ña fa nekk di bay ceebu wàllu bii di ko dunde ba léegi sax ñuy xalaat di ko exporter même gerte gi tey dañ koy yóbbu Chine di ko yóbbu Belgique di ko yóbbu feneen di ko exporter li mu investir ci enseignement supérieur li mu créé ci ay institut li mu dépensé ay milliards pour qualification professionnelle suñ xale yi am métier parce que bala nga daal damay liggéey da nga am métier li mu def ci formation professionnelle ak li mu créé ci ay institut même institut pétrole ak gaz sax créé na ko ca gaz bi jolleegul ak pétrole bi yooyu mu fi def ci réew bi ak àll ba la mu fa def ak PUDC indi fa ndox ci forage indi fa ay piste de production du nen kenn du ko neenal mun nga tëdd fii nag Dakar mosoo dem ci àll bi même bourse yi ñuy joxe am na ñu koy xalab mais baykat boo xam ne mosul téye 100 000 francs yu bokk buub ci loxoom mosul téye sax juróom benn junni nga ko koy jox di faj ay doomam 0 ba 5 ans di faj mag ñi yaa am parti de 60 ans ñooñu tey bu dee la ñuy wote Macky Sall la ñuy wote. kon moo sukkandikoo sa kàddu daanaka région yi tey am ngeen confiance pour am fa voix yi ngeen bëgg par rapport ak Dakar àll bi la ñu wax sax li ñuy tuddee àll bi. ñoom ñooy fal Macky Sall. ñooñu nga xam ne dañ leen fàtte woon mu ñëw defal leen projet bi ñuy wax PUMA ñoo xam ne mosuñu gis préfet mosuñu gis sous préfet mosuñu gis alkaati mosuñu gis gendarmerie ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci frontière ak Guinée frontière ak Mali frontière ak Gambie ba considérer seen bopp Gambien Malien Guinéen seen téléphone sax foofu lañ koy branché tey Macky Sall defal leen benn projet boo xam ne il se sent Sénégal
indi fa ndox indi fa tali indi fa administration ñuy gis gendarmerie di gis police di gis sous-préfet ñooñu xam ne tey boole nañ leen ci Sénégal ñooñu tey xam ne li Macky Sall liggéey ak ñoom Promoville nga xam ne du yàgg bidonville yi nekk fii ak région yi day leen di toj tabaxaat leen tabax bu viable parce que ci constitution bi na nekkuwaayu sénégalais dañ def ci constitution bi ne sénégalais bu nekk war nga am kër goo xam ne di nga fa dëkk boo xam ne kër gu mucc ayib lay doon droit à la vie la bokk et pour moo tax ma defal Promoville jam ñaa ji transformé nañ ko te doon ville ministère yi ñoo nga fay dem Dakar dootul concentré Sénégal du Dakar Sénégal àll bi ci la bokk la ñuy wax àll bi mu def communalisation ne leen yéen ñëpp bokk tey atte muy commune bi nekk fii Grand Yoff ak commune bi nekk Dakar ak ba nekk Malem Hodar ñoo bokk tey atte ci yoon loolu mu def laa wax lu mel ñu ko nen ñi ci am faveur te ñoo ëpp ci Sénégal yi yow boo xëyee suba rek taal sa internet gis ñuy saaga président saaga gouvernement bi saaga maître Sèye nga ne réew bi tàkk dañuy defuñ fa dara mais ñi nga xam ne ñoom dañ koy dund tous les jours te ñoo ëpp ci population ñoom xam nañ li fi président liggéey te bu ñu demee wote ñoom président la ñuy wote te ñoo fekk ci réew mi donc pour man président pour mu jaar élection yi jëw deuxième le premier tour du sax sama problème mais nag du tere ñu liggéey fu ñu liggéey wane li mu liggéey ci réew mi gën ko wane ñun militants yi ñu wane ko ci réew mi parce que yàlla dafa def médias yeeg yooyu du yëpp ñooy wane li nga xam ne président mu ngi koy liggéey wax ji dafa bëri suul jëf daf fi bëri wax lu dul dëgg daf fi bëri donc ñun suñu liggéey dafa metti parce que il faut que tey ñuy wax dëgg gi di génne dëgg gi di fi président def da ngay xëy suba rek ñu ne am na ko këpp kees fele kenn topp ko mais fu ñu ko teg amul benn firnde wax lu la neex rek la boo jàppee ji ñu ne waaye parce que kii dafay def politique moo tax ñu jàpp ko kii kat dafa bañ Macky Sall dafa bañ ko kii contre ko moo tax ñu jàpp ko te duñ dem xool bu baax lu tax ñu jàpp ko yooyu yëpp ñun il faut que ñu koy leeral askan bi waaye ku deful dara waaye kenn du def dara loolu tax aussi suñu liggéey xaw a métti Macky Sall liggéey na ba dee mais tant que jóguñ aussi takku pour wax dëgg gi wane lim liggéey teg ko ci loxo nit ñi du doy ba ñu def ko. maître waxtu bi xoj nañu fu mu toll nii lu ma leen laaj avant ngay tàggatoo question bu mujj bi mooy sa carrière yow lu la gën a marqué sa carrière est-ce que mën nga ñu may ñi seetaan ak ñi ñuy déglu lu la gën a marqué yow sa carrière en tant qu'avocat. xam nga bi ma nekkee tout juste bi ma paree stage maanaam boobu sax maa ngi am 4 wala 5 ans rek ci profession avocat dama Babacar Touré bi nga xam ne moo fi njëkk a def organe de presse bu privé muy Sud Communication sama xarit jox qualité bu ëpp doye mu am problème bu rëy ak Mimran parce que dafa bindoon journalam bind ne Mimran suukar bi muy dugal ci réew mi suukar bërëb la du suukar bi ñu wax mu fi indi ko muy fraude te ak doole bi Mimran am ci réew mi daanu ci kawam jëlul ku dul man avocat pour ma défendre ko loolu moom du ma ko fàtte li tax ñu gën ma ràññi ci suma métier avocat ginnaaw ñoom Talla Si ma doon défendre bañ leen dooree ay marteau ñoom Latif Coulibaly yi ma défendre ñoom Mame Less Ndiaye yi ma fi défendre tout ça en tout cas loolu ci la bokk Ablaye Wade bi mu ñëwee man daaw ma def politique mu jël ma pour la première fois au Sénégal et même dans le monde mu institué lu ñuy wax avocat de l'État man lañ ko ñëpp ñëwee fii ci Sénégal ne ma jëlal ku la neex ngeen bokk yow nga jiite leen ngeen di defaat état bi bu ma toogee tey ba ñu bëri avocat yu bëri bëgg nekk avocat de l'État
te loolu ma njëkk ko nekk ci avocat yi boobu aussi marqué na la. delloo njukkal la te man nag maay avocat bi njëkk a présenté avocat yi ci institution bu doon conseil de la république futuba bi loolu tamit loo xam ne marqué na la. loo xam ne vraiment il faut que ma di ko rafetlu muy loo xam ne neex na ma lool ci sama profession d'avocat bi man daal li ma la mën a wax mooy avocat la ak lu mu buñ ci doon ëllëg avocat la moom laa gëm moom laa xam. looy tàggatoo ak ñi ñi seetaan maître. mais di ñaan jàmm tam ci réew mi di ñaan jàmm di ñaan xol yi giif di ñaan nit ñi yàlla dëddale leen ak iñaan ak soxor ak iñaan ak wax du dëgg parce que réew mi réew bu baax la ay nit ñu baax ñoo fi juddoo ñoo ko liggéey nit ñu baax tey ñoo nekk ci biir suuf fii boo xoolee ci ñoom rek waroo def yenn yi da nga war a di war a gëm yàlla waroo moytu wax loo xamut juger nit koo xamut di ngeen di gis nit muy dem nga teg ci kawam loo xam ne di nga ko layoo ak yàlla parce que bu la baalul di nga ko layoo yàlla sax di nga ko tooñ baalu bu baal la mais sa doom sa nawle boo ko tooñee bu la baalul di nga ko layoo ñun nag ay jullit lañ moo tax may waxee doom bàyyi kiñaan bàyyi wax ju bon bàyyi jëf ju bon bàyyi teg ci deru nit loo xam ne yow wóor nga leen nit ki moo la gën moo la gën a diñ moo la gën a gëm yàlla moo la gën a ñeme liggéey parce que talal la micro rek nga wax ci moom lu dul dëgg ca xam nga ne moos moo la gën loolu aussi nañ ko bàyyi ndax yàlla wàccee jàmm ci réew mi yaa wàccee fi taw féex ñoo bokk gaal gi nañ ñaan yàlla biir gaal gi ci fi dugg yëpp ñu teer fu baax parce que bu suuxee ñëpp suux yàlla bu am. waa téléspectateur ak téléspectatrice Yegle TV tey maître Ousmane Seye moom avocat de l'État en même temps membre nekk ci conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar moom la ñu dalaloon suñu émission invité du jour di am mbégte lool ci nangu gi mu nangu def émission ci ñun ak yaatu ak oyof gi mu oyof ñu ko ciy gërëm di ko ci sant bu baax waaye itam di xamal ñëpp ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar ni Yegle fas yéene dalal képp ki nga xamante ne bëgg nga amal tey ab débat jëm ci wàllu débat démocratique donc Yegle taxaw nañu pour dalal la bu ko defee ñu am waxtaan ñu mën a waxtaan ci lépp li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu Sénégal ñu ngi leen di gërëm ci seetaan bi di leen jox dig daje ak beneen invité incha allah jërëjëf.